ala lulabanti abe UDP rally address la as a leader of opposition. Wadalilo yatinna nko fongana janto nale nyo nyadaje nganyo konto nganyo jai wala nata ngaji gafako the next time Nimberali address la United Democratic Party rally ibafula lako the President of the Republic of the Gambia wala ba address la so nyimulu mapate I tell United Democratic Party molu sinindi albebe funtilale o albenya ta funtilale kata kato di alla député olla wala candidate olla mele alon kavoko e bebe nyi palaso nyi kan sininam lungti Gambia be kuma kala lungmenna sininam lungti Gambia tamo al haloto sininam lungti lungme yalam kavoko a nyanta falinna kado Gambian kolu badi sonotale kavoko be mento be boloto le benna banku tole dala Gambia ko to ngamwele no bar Gambia ko man sato but on the 4th of December new Gambia mba create lale and there will be a new era an era that will work to Gambia to prosperity, an area that will ensure that freedom, rule of law is enthroned in this country in all aspects. Walunglo on the 4th of December al-Pitala. What a menyantam bema. Mwakana tarde. Wasibito. Meyalam kafako. Walam Gambia kuma kalungti. Bengata naldunta la kata fa sansan kono e killing in ala fani kanta malay kolo ino lebata la jeto ale boyt worta la jeto o boyt wo boytolu wo worol kono albata la jeto neto Gambia la tanko boyto albata la jeto nyina mo boytoti Gambian kolu nyanda kela kato ke dum dame nko beka fara ko mu Gambian noti hambe mu Gambian noti adum bebe continue la ko Gambian noti Gambia din ken don fam bebe kon la ka kewalti woto nal lafta teben kamben ni banko kan ay sabati United Democratic Party la boyto wala boyto ti mo nyata kato fa la dame go nyina yatinna nyinang na campaign message na campaign slogan go vote UDP for a united Gambia benanta sonna nyina ko kan walol kata banko kambake polarisation na wata bak banko kan adobato siyon la karola adobato mola social status ay polarisation on adi but United Democratic Party course do nyawonya we are a united nation, we must be a united nation. Banko me yalon kafoko berbe mbulodi la nyola na banko la fanko na yirwandi na banko ala tanko na sabatindi na funding kolu yaji komensa kunu ya ulidi wa men ko atinyata woji konyi ngamuruna. We have to restore the hopes of our young people. And the Democratic Party damman boke nolaliye na determination to restore the hopes of the Gambian people has been tested over time. Nada kafoko mbenyin tarto mbenyin tol damman just for the sake of show. Wallahi, a lot of us would have surrendered and retreated long time ago. But in Mansumala, because the mission has to be accomplished, and on the 4th of December, you Gambians will accomplish that mission. I tell you Gambian Golu, I tell you more Melbourne Janto.
ngalo jama bijanto ha imu mamarinti iskenu mamarinti iskendinti al jama bijanto al mu first time voters leti just like mamaring dolu like Sarah Jawara she's a first time voter ni Ami Jawara bijanto she would have been a first time voter like all of you but those man al bakono melanu kavoko ni mankal first time to kakto fay melanu kavoko etenene infanta dabo like the same age melanu kavoko etenenu nyanga dabo the same age melu yama dabo of the same age atelu at kumastale ka families will bring up so atella disono it's going to be a decision na yalon kavoko al wulu fangdo abole affect la ntel harjata bake ko I was brought up in a Gambia of the 1960s and the Gambia of the 1970s wa Gambia of the 1960s wallahi wa wato mobe kanyi mobe fajere kafke bu Gambia dinti teben kata wala be Gambia wa wato wallahi the quality of education ni banko kan ama sabitala the level of medical care melka molka soto anado wonu o wato RVH damana bijanto but there was efficient service there were competent people there. That was the society in which I grew up. I want you, the younger people, also to continue growing in that type of society. In fact, a society better than the society in which I grew up. And the only way we can do that is for you to give your vote to the United Democratic Party. Any other decision which you make not to give your vote to the United Democratic Party is Salon Kavoko, that vote is a wasted one. We want to ensure that the squandered opportunities are regained, and you will be the agents to ensure and help us regain our squandered opportunities. Mbadanla ko Gambia to bentol soto koto muneti iko Gambia bankolti banko melon ko man felo fo Cairo Gambia man kenalong Gambia man sonko le fawdo sakoro kekele and we owe it to ourselves kaje ko wo Gambia me yalon kafoko aketa Gambia fo ka fa ko the smiling coast it must continue to be so, and in fact I care bankuti mayalam ka ala karo ni tenku siata aw warta dina mebe keruno mbe wado men ko ten this election period ngalon ka ko sini bi damane tajato pour campagne but the next 24 hours fanan kol katama le duma and Bembal Bedan Lamena is that Ankana Kwakuleke Mayalonko na Gambia Tobe Fola Kuluto Mayalon Kavako Zinkunjimala Betori season la Konotel Nalong Ko Ninga Kuke Ninga Manyake which will scare away tourists from this country is going to be detrimental to the economy of our country. Mayalon Kavako is trying to recover from the devastating effects of the COVID-19. Wato, alingana politiko ngata mande, sang violence. Kad the moment violence ta katangi banko kan, al sala mel kana janto as tourist ila banko molu, ibe yamaro mendi walo keep Gambia because it's not a safe place and this is not the interest of our vote wisely and vote wisely is to vote and then our aim tourist industry will take care of it. Our aim economy we will certainly take care of it. We will provide the necessary financial Kajako Gambia ala economic takeoff I can in good time.
Measures me yalon kabuko were rejected by this government. Measures me yalon kabuko anyanya kala banko la na falti. I can assure you, kabuko measures me do be murun la nan. Inshallah idina fanan kabuko. Allah loi me Allah ta'ala ni banko kan. Bab tan nan kana taliya. Suole kukan ngamen fonko ngana ngal nyadaje ale nyadaje on this historic occasion. So litigas moy so di se manya ofitay mangeni yu sun leadership binaka suma yaay aja sukanaka ya jigeni ye aja ya mundaw yabo yam saka marisok oli wada deba suma ambassadeur ajaratu Maimouna Ndour mang len di jigéen yu baax yi mang len di nuyuwaale suma mag Alaay Bakar bu Njaadaabo ak képp koo xam ne teew nga fii tey nag soo gisee ma ñëw fii ci suma gis ak suma xalaat tey bés bu màggal dama gis ne ma doxee ci réew mi jógee ko Baara dem ba Casamance jógee Kartong ba Koyna li ma gis mooy ne Gambien si waroon na jël dénka réew mi dénka ko Ousainou Darboe loolu laa gis so dama foog ne o dama gis ne tey bés la bés boo xam ne dañoo def history mooy ne tey mooy suma mujjantal rally as leader of opposition parce que xam naa ne yéen pare ngeen pour ne beneen rally bu may mun a adresse dafay nekk ida rally boo xam ne ko adresse as president elect mbaa rally boo xam ne dama ko adresse as president of the Republic of Gambia so tey bés bu magala képp ku fi nekk nga am sa diary soo demee nga bind ci ne 2nd December 2021 Bakote UDP's last rally as an opposition party. soo gisee nag ñu am sañ-sañ pour wax lii yéen laa yaakaar yéen a ma ko woon ci seen bët yi ci seen jëfiñ ak seen wax yi ak seen wéyi sax yéen a ma ko woon ne da ngeen pare pour jox United Democratic Party candidate Ousainou Darboe seen kàrta yi waaye xam naa ne boo leen ko defee lépp loo xam ne mooy mébét yi doomi réew mi inshallah dañ ko taxaw te dinañ gis ne seen vote si really dañ la ko koo xam ne moo ko deserve waaye maa ngi leen di ñaan ne few hours yi des nañ leen téye boppi koñ yi ñi nga xam ne xaaju guddi dañoo jóg di ñëw di leen seet ñi nga xam ne mus ñoo ñëw seen kër waaye xaaju guddi nañ fa ñëw di watatu saaku maalo nañ fa ñëw xaaju guddi ak enveloppe def ci xaalis pour lan pour ne yaxa seen carte waaye képp koo xam ne bañ nga sànni on the 4th of December képp koo xam ne demloo sànni on the 4th December nga xam ne kooku dafa hors Gambia parce que hors Gambia feebarloo tukkiwuloo yaa ngi si biir dëkk bi soo gisee demloo sànni carte bon mel na ni sa carte bi danga ko jaay te loolu doomu réew bu baax du koy def maa ngi leen di ñaan ne Gambia li ko xamee mooy jàmm ak jàmm rek lañ ko xamee jàmm boobu nag ñun ñëpp suñu warugar la ñu gis ne loolu sax na fi xam naa ne élection bi du Gambien si rek a ci am interest élection bi am na yoo xam ne ñu ngi ci bitim réew yeneen réew yi am na ci interest te
réew mi nga xam ne moo ci dana am interest mooy suñ dëkkandoor yi suñ doomi ndey yi nekk Sénégal ñoom ñoo ci dana am interest soo gisee ñu am ci interest parce que dafa am ay woyu ci biir Gambia fii ñi nga xam ne dem nañ ci télévision Sénégal di wax ne Ousainou Darboe ak UDP suñ gañee dañoo daaxa bépp koo xam ne sénégalais la te leen a daaxa Gambia ay woyu ñi nga xam ne ñoom mus ñoo far fen seen interest rek la ñoo seet te ñu gis ne United Democratic Party mën nañ cee am dara ñu toppati ñu génn ci gis ne GDC mën nañ cee am dara ñu toppati dem PPP léegi nañ ci am dara ñu toppati dem NPP saay yooyu woyu yooyu ñooy dem Sénégal ci télévision station di leen wax ne Darboe dafay daaxa Sénégal yi waaye suma mbokki Sénégal yi dama leen di wax mooy Ousainou Darboe moo gën a bëgg Sénégal yi than anyone ci politique waa Sénégal maa ngi leen di yëgal ne soo demee Pikine yaa ngi faa fekk Darboe Kunda suma kër baay mu ngi Pikine soo fa demee yaa ngi faa fekk suma rakay jigéen suma jigéen yi suma rakay góor yi ñu ngi fa ak suma papa Alaaji Masiré Darboe ana man naa daa Sénégal yi pour Macky Sall itam am opportunité pour mun a daaxa Gambien si boole ci suma mbokk yi so ngeen xam ne wax jooju nag ma mbokki Sénégal yi wax jooju du benn dégga Gambia ñun liñ seetu mooy Gambia ak Sénégal dañ war a joxante loxo liggéey pour loo xam ne dafa njëriñ ñaari réew mi waaye loo xam ne dafa xaajaloo loo xam ne dafa jaax diggante Gambia ak Sénégal United Democratic Party di ko eva follow te man mi Ousainou Darboe ma ko eva follow naa leen wax Sénégal yi dañu xam ne amoon na raka yàlla moom ko Lamin Darboe Doobo la juddoo baayam Doobo la juddoo yaayam Doobo la juddoo waaye nag mu dem Sénégal bi mu nekkoy xaleel fak suma raka jooju moo seen chief justice ñoo bokkoon classe ba Bansan School mu dem école Sénégal mu nekk fa magistrat waaye mu ñëw after that mu ñëw nekk directeur de cabinet Assemblée nationale suma mbokk Sénégalais si xam ngeen général Lamine Cissé nekkoon na ministre of Interior Sénégal général Lamine Cissé mu ngi jógee Jaarume Koto ci ñaani so ñun liñ am ak Sénégal gooma am na kenn ci ñoom in fact kii dem di wax waxi caay boobu xaw ma fan la jógee ndax kuli koro la ndax fan amul relation boobu ak Sénégal so ñun United Democratic Party saxal jàmm diggante Gambie ak Sénégal loolu lañ bugga te loolu la ñoo postu di wax ne ñun suñu Sénégal sax boolem gan nga ci réew mi dañ la fee yaatal man dama dem jàngi bitim réew ci réew beneen réew su fekkee ñun bëgguñ gan su fekkee ne dañoo daax gan bon fi ma dem pour jànga ma fa doon mën a toog waaye nag comme nga naa ëllëg mooy D-Day danaa ëllëg ci la ñoo di say bon donc bu leen fàtte Operation Ajindi Operation Ajindi Operation Ajindi ala baraka wassalam